jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës étudiants yi nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis xëy nañu delloo buum ca boy boy ga route nationale numéro 2 ba la ñu baare waaye nag bi yoon laaju ñuy bourse ñi sàkku ñu able rek mooy kilifa yi nekk ci université yi waaye tamit jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mu kawe mi jàmmarloo nag am tey ji diggante étudiants yi ak takk der amati sax la ñuy wax ñu ne ñenn ci gendarme yi nag am nañu ci ay gaañu yu ko taxul a metti lool am na ci nag ñeenti étudiants yoo xamante ni tegoon nañu leen loxo waaye mujj nañu leen bàyyi Daara Jolof moom ñi nga xamante ne nag ñooy liggéey ci waa kër docteur yi féete ci syndicat boobee ñu duppee SUTSAS nag ña ngay sàkku daal ci kilifa yi ñu jox leen ndàmpaay yi ñu warloo ak ñoom bu weesoo loolu tamit lu soxal seen lijaasa bëgg nañu rek ñu gën ko ñoŋol diirub weer a ngi nii ñu bank seen yoxoo ca liggéey ba askanu Ndiréen ca commune bu Mewane la nekk ca département bu Tivaouane ñoom nag ña ngay wooteek wàllu li ko waral ñàkk kaaraange la ñuy jànkonteel ñàkk ndox mu sell waaye tamit ñàkk ay daara dinañ wax it ci téeméer ak fanweeru édition bu pèlerinage marial bu Popenguine ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñu jàpp tamit ne jàngu boobee nga xamante ne nañ dana toll ci fukki junni ak benn ci place loolee tëral nañu ko ba noppi kon liggéey ba dana tàmbali mu war a am fukki weer ak ñaar mbokki ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxee tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek fële ca université Gaston Berger bu diwaanu Ndar étudiants yi nag xëy nañu delloo buum ca boy boy ga route nationale numéro 2 ba la ñu baare di ñaxtu bi yoon nag laaju ñuy bourse ñi sàkku ñu able rek mooy kilifa yi université yi dañu dem ba foofee fekk jëfa sunu naataango Ousseynou Diop nuyu naa la. lay fay Fatou Kiné mangook mu mel ni tey daal xëy nañu yëngalaat ñoom étudiants yooyu am na sax ñeent ñoo xamante ne jotoon nañu leen teg loxo ba mujj gi ñu bàyyi leen ndax mën nga ñu tënkal la fa xew tey. waaw li nga ko waxee rek noonu la am na ñeenti ci ay étudiants yoo xamante sax tegoon nañu leen loxo ndaxte tey jii ci suba teel booru 5 heures du matin la xale yi daal di génn daal di wax daal ni ñoom li ñu bëgg mooy wanewaat seen naqar bi nga xamante ne am nañ ko ginnaaw ba ñu fàtte seen morom moomay di Fallou Seck étudiants yi nag bi ñu ñëwee dañu baare route nationale bi. bi ñu weesoo Ngale dañ ko baare ñëw ba fii jàkkaarloo ak fi nga xamante ni mooy université Gaston Berger bu Ndar ñu daal koy baare ñoom nag daal di xam ne daal ni tey jii ñoom li leen gën a tax jóg bokk na ci kilifa yi nga wàllu njàng mi ministre de l'intérieur ak ministre yore wàllu forces armées ñoom nee nañu loolee la ñu bëgg ñu daal di dakkal lépp loo xamante ni jëm na seen ay fonction ñu ne dañu bëgg ñu daal di démissionné ndax dañu lajjee ci lu jëm ci wàllu seen i nekkin rawatina itam kilifa yi nga université Gaston Berger bu Ndar ñoom xale yi nee nañu fi ñu toll nii ku nekk mi ngi leen di woo ngir ñu toog waxtaan waaye nee na ñoom waxtaan bi benn lenn rek mooy tax ñu daal koy def mooy kilifa yooyu démissionné ñu taxaw nag wax ak ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi ndaxte seen problème bourse yi yàgg na ñu ngi koy coow boobu ba léegi te cette fois ci moom nee nañu li xewoon ci Mamadou Diop ak Bassirou Faye bëgguñu mu amaat ñoom nag xale yi la ñu bëgg itam leneen loo xamante ni yéen nañu ko yàbbi moo jëm ci wàllug lii di Fatou Fallou Sène nee nañ Fallou Sène ay mbiram dañ ca war a gaaw xam kan moo def ñaawteef bi ñu mën ko daal di arrêté waaye tamit ñëpp xam ni kii moo def li nu mel te itam daan ñu war a teg ci ñoom ñu war koy teg ci ñoom daal xale yi tey dañu mer ba futtu waaye nag ñoom ak seen diggante ak force de l'ordre yi dañu dafa metti lool ndaxte dem nañ sax ba ñoom ñëw nañ ba ci fi nga xamante ni mooy ci esplanade bi mais force de l'ordre yi dañ leen fa fekki mu nekk jàmmarloo boo xamante ni metti na lool seen diggante. ma ngoog Ousseynou Diop ñuy wax ni sax amoon na ñu ca jot a am ay gaañu waaye yu ko taxul a metti lool. waaw gaañu yu mettiwul la waaye nag ci diggante gendarme yi ak ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ñaari boor yëpp gis nañ ni am na ay gaañu yoo xam ne am nañ ca am na ay gendarme boo xamante ni dóor nañ ci bopp bi sànni nañ ko doj ba bopp bi toj am na itam ay étudiants yoo xamante ni lor nañ ndaxte ay gaz lacrymogène lañ doon sànni xale yi di daw di fëkkasoo lu nekk daal am na fi tey jii fi nga xamante ni mooy université Gaston Berger bu Ndar ñeenti arrêté woon nañ leen waaye nag ci ginnaaw bi ay négociation am na ba suñu kanam ñu gis ni xale yooyu mujj nañ leen bàyyi. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Ousseynou Diop bopp yu toj kay bu ci amee mujj naa metti boobee jàmmaarloo ci loolu la ñuy des di wax ba tey ak étudiants yi mer nañu lool ni ko sunu naataango Ousseynou Diop waxee tey ji nag lépp loo xamante ne ma nga seen dënn yàbbi nanu ko la ñuy sàkku daal mooy ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy waay politique yi ba yëf ya xewee ba tey ña nga yëkkati ay kàddu di wax lu ne ñoom nag bëgguñu kuy jël Fatou Fallou Sène boobee di ko politiquer
bu weesoo loolu tamit tontu nañu ki nga xamante ne nii moom nekkoon directeur de police Boubacar Diop ak kaddu yi mu yëkkati woon ñu teewlu Babacar Cissé moom moo wax ci turu coordination étudiants yooyu ci micro Seni Diop. lenn nag am na ñu ñëw di koy wax mooy maanaam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ñi politiciens yi képp koo xamante ne nii seytaane jëy na la ba nga naan da ngay jël suñu xeex bi di koy politiquer ñun dinañ dal sa kaw lii nga xamante ne nii moo ñu dal combat bi xeex bi xeexu étudiants yi la képp koo xamante ni nag bëgg nga ñëw nga nekk suñ ginnaaw pour nga xeex ak ñun ubbil nañ la suñu loxo mais képp koo xamante ne nii yaa ngi dof-doflu ba jël niwu Fallou Sène nga naan yaa ngi koy politiquer dinañ dal sa kaw duñ ko seetaan benn yoon bu fekkente ne jot la am nañ ko bu fekkente ne détermination la am nañ ko te musul am ci àdduna étudiants yoo xamante ne nii gën nañ déterminer ñun parce que combat bi nii muy taw muy naaj muy guddi muy bëccëg ñuy dund ñuy dee ñuy noy ñuy bañ a noy dinañ ci def luñ ci kéem lay kattan loolu bu yowoo ñu xam te ñoo gën fu mu ne nii amatuñ xëy amatuñ lekk amatuñ naan koor ñàkk ko koor ci yem lépp loo xamante ni moo ñu soxal mooy maanaam yoon tegu ci ndodd ñi nga xamante ni ñoo tax li dal Fallou Sène dal ko lépp loo xamante ne nii moom moo ci war dinañ ko def di tontu Boubacar Diop bi nga xamante ni moom nekkoon ancien directeur général de la police moom mi taxaw wax ne gendarme yi am nañ droit utiliser ay bal pour boom nit ñi bu fekkente ne seen bakkan menacé na la am na lenn loo xamante ne nii gis nga nit bu koy wax am na lenn loo xamante ni nit bu koy wax bu ci seetul yàlla na ci seet wax dëgg yàlla xelam mu dal nit naka la mën a demee ne day def ngir ordre am ba pare mu yóbbu ay bal ba pare seen vie musul nekk en danger. ma ngoog gendarme yooyu sax ñuy tudd ci mbir mi ndax ñoom tey mën nañu leen dénk rek enquête boobee soxal faatuk Fallou Sène ab laaj bu samp la muy étudiant boobu nag ñu rey ndax bu ñu nee gendarmerie tey lu soxal faatu googu nag tudd nañu leen ca ki nga xamante ne nag moom mooy maître Amadou Ali Kane moom na ma ko gisee rek mooy bu ñu tënkoo daal ci code de justice militaire avocat bi moom bu ñu tënkee kon ci code boobu nee na procureur bu diwaanu Ndar nag kàddu yi mu yëkkati kon dëppoo na ak yoon ñu teewlu ko maître Ali Kane ci micro Ibrahima Kane. moom la yoon wax parce que militaire moo xam gendarme bi li ñuy wax militaire proprement dit wala sax élément militaire yi nekk ci police bu fekkee dinañu crime mbaa délit wala contravention ñoom tribunal militaire moo leen di àtte tribunal militaire nag ñaar moo ci am fii ci Dakar tribunal militaire bi tribunal régional am na formation militaire buy àtte ba capitaine jusqu'au grade de capitaine donc tribunal régional siégeant en formation militaire moo leen di àtte su passé capitaine commandant ba généraux c'est la cour d'appel moo leen di àtte te non seulement tribunal bi leen di àtte su fekkente ne li ñu def c'est dans le cadre du service bien sûr bu ñu defee crime ou délit ou contravention dans le cadre du service ñooñu ñoo leen di àtte ba pare la procédure pénale bi ñu leen di appliquer c'est la procédure pénale militaire et ce sont les agents de police militaire les officiers de police judiciaire militaire ñooy def enquête bi. à savoir gendarmerie. Voilà donc un policier qui n'est pas un militaire mante yoon mayu ko mu def enquête ci militaire bu def délit mbaa crime ci biir liggéeyam dans le cadre du service. lu jëm ba tey ci enquête boobee SUDES nag di syndicat boobu nga xamante ne moom moo ëmb jàngalekat yi muy SUDES nag bi fare ci daara ju kawe ji di UCAD ñoom ñu ngi sàkku ñu daal di tëral ab commission d'enquête waaye nag kuréel googee nañu leen ca boole ndax bëgg nañu lépp loo xamante ni ña ngi koy nasaak di nocci ñoom ñu fekkee ko SUDES googu sax di wéyal gréewam tey ji xëy nañu ñoom it daal di amal bis boo xamante ne lumb dugg ñi ci daara yi di jàngale Fatou Bintou Konté lañ ci àndal. faatu étudiant bi nga xam ne moo di Mouhamadou Fallou Sène jamono ji ku nekk ngi ciy wax bi yoon sax nag waa SUDES mu di syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal section ba ne université ñoom nag ñoo jukk addu ci te nag di wax ne lu ji njaat jamono ji nguur gi rek la. te nguur gi la lu tax ñu wax ne que responsabilité nguur gi la parce que am na benn adage buy wax ne que les mêmes causes produisent les mêmes effets su dee les mêmes causes produisent les mêmes effets ngeen am ay étudiants boursiers étudiants yi war a jot seen bourse ci fin du mois
jotuñu bourse bi ci fin du mois ñu dem ba ci xaaju mois bi le 15 jotaguñu ko amatuñu dara ñu manifester wala ñu dogal ne que dañuy lekk sans fay ci restaurant universitaire yi manifestation am affrontement am ak force de l'ordre yi étudiant dee ci responsabilité gouvernement bi la parce que gouvernement bi su fayoon bourse yi duñ doon egg ci situation boobu. ñoom professeurs yooyu ñu exiger ñu taxawal benn commission d'enquête boo xam ne ñoom dañ ciy bokk ngir yëf yi gën a mën a leer ndax li xewoon ca Balla Gaye wala ca Bassirou Faye dootu fi amaat. loolu moom bii yoon pour que dee Fallou Sène bi bañ a am même sort que dee Bassirou Faye bi en 2014 dañu exiger am commission d'enquête indépendante. commission d'enquête indépendante boobu foog SUDES bokk ci lu tax ñu wax ne que foog SUDES bokk ci parce que wóolutuñu gouvernement bi wóolutuñu nguur gi donc pour assurer indépendance commission bi ñu bokk ci daal garantie la. noonu ji nag waa SUDES ñoom dañoo bank seeni loxo 48 heures de grève la ñu def te teg àjjuma ji sax dañ ciy dolliwaat yeneen 24 heures. waaw dañu grève les 16 et 17 grève de 48 heures mooy démb mercredi ak tey jeudi. mais grève boobu ñu ngi koy reconduire suba 24 heures de grève. Omar Dia ak ay naataangoom ñoom dañoo fas yéene xar seen tànku tubéy ngir jëf yi nga xam ne moom moo am ci université yi mu jeex tàkk te nag ñu leeral ko ba mu leer. ñu koy jaajëfal bu baax Fatou Bintou Konté dañuy dellu rek ba diwaanu Ndar def nag ab taxaw seetlu ca daara ju kawe jooje ñu duppee université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu xool nag ca atum 1990 étudiants yi nañu tolloon ñu ne juróom-benn téeméer la waaye nag boo xoolee ci jamono ji ñuy wax ak yéen kon daanaka fukki junni la ak lu toftal. Cheikh Diop moom taskatu xabaar la ca RTS nekkoon na foofee ki ñu naan Cheikh Tidiane Dieye moom it nekkoon na ca daara jooje ci ay jamono yu yàgg. Aminata Mbaxe Sow. bokk nañ ci ndongo yi jaar université Gaston Berger de Saint-Louis. Cheikh Diop doon journaliste rajo Sénégal di ñu fàttali at yi mu nekkoon ca université boobule. bi ñu fay ñëw 600 étudiants la ñu woon juróom-benni téeméer xam nga juróom-benni téeméer ci université mën nañu wax sax ne école la. soo ko waxee nit sax parfois daf koy reetaanloo ñun 50 étudiants kott la ñu woon. diggante mag Cheikh Diop ñaari at moo leen séparé waaye teewul at yooyule niñ fa nekkee woon macha allah. ci conditions yi ñu doon dundee nag macha allah conditions yu baax la woon ndaxte barewuñu woon lu yomboon gérer la restauration bi alhamdulilah aussi ñun dañu waa Dakar dañu doon wax sax ni ñun nguur gi daf ñu bereloon loxo. ci mujjantal ga UGB soppi xar kanam li ñu doon lim ay 600 étudiants léegi ëpp nañu 14000 loolee waral étudiants yi di dund beneen dund. ñun suñu jamono mosuñu woon xalaat ne étudiant dina génn ci université dem di luyee ji nekk ay Sanaar wala Ngaleel wala biir Ndar. ñun bi ñu fay dem suñu promotion matuñu sax 60 wala 70 ci sociologie 92 ñañu fa fekk itam barewuñu woon donc loolu taxoon na yaakaar naa njàng mi gënoon yomb. ay unité de formation et de recherche yu bees daal di ubbeeku université Gaston Berger de Saint-Louis doon léegi université gu mag. ndax boo defee yokk tuuti étudiants yi war nga def aussi mesure d'accompagnement. c'est que gis nga plan social bi tey mooy problème mu université Saint-Louis ndongo yi bari nañu condition de vie yi xëy na demeewul noonu parce que chambre yi tey boo fa demee muy jigéen ñi di góor ñi day am surpopulation. événement yi nga xam ni daal di nay am foofule ba ab étudiant ñàkk ci ab bakkanam ñaar ñi nga xam ni foofee la ñu jaar di ko naqarlu ñu jàpp ni ay waxtaan yu. nag procès bi taxawal nañ ko ndax tey ci àjjuma ji mu war a reprendre nag mardi prochain ndax lundi fête la. ci li ñu fekkee nag particulier ne am na ñett wala ñeenti avocat yoo xam ne jël nañ parole tey di ma défendre seen ay clients muy ki nga xam ne moom maître Abdoulaye Seck moom da doon défendre Latir Nia ja ki nga xam ne moom mooy maître Baye Sall moom défendre ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Diagne ko waaye Abou Soubeir ñaar ñooñu ci lañ mën a yëkk jàpp ñoom mooy ku ci nekk ñoom seen avocat dafa laaj ñu dafa leen li ñuy wax acquittement la Latir Nia moom avocat bi dafa ne ndax moom dafa demoon Nigéria dellu si Sénégal bëgg a delluwaat Nigéria loolu tax ñu jàpp ko ay avocat bi jàpp na ne que loolu mënul la nekk délit ndax voyager mënul nekk délit donc ku mel noonu amul daal ko boole ak dossier bi.
ki nga wax nag Abdou Aziz Dia moom ñu ko faral di wooye Abou Zey moom mbir mi doy waar moom la avocat bi jàpp muy Mbaye Sall ak ñoo xam ne mooy maître Ndoumbe Wane ñoom jàpp nañ ne que seen client bi dañ ko war a acquitté ndax amul duñ ko doon toppee mooy acte de terrorisme par association de malfaiteurs xam nga war a def ay ñaawteef ci dëkk bi ñoom tamit seen avocat di Mbaye Sall jàpp na ne que amul dara ci dossier bi nga xam ne moom la ñu tuumaal client am loo xam ne taxaw na ci te amul ay preuve yu nga xam ne wane na ko am na ñeneen ñoo xam ne tamit tey seen avocat jël na parole ku ci mel ni Ibrahima Anne moom daanaka ab naayib la woon fële ca dëkk bi ñuy wax Kabatoki nekk ca Kaolack moom li ko boole ak mbir mi mooy dafa nekkoon juste nga xam ne ku bëggoon Imam Ndao la daan déglu ay prêche am daan ko fekk ci mu nekk am di jàmmam loolu tax dem ba nga xam ne daf ko dugal ci biir ñu koy toppee nag li ñuy waxee déclaration yi mu defoon ci 2014 jàpp ne waxoon na ne que ñu jàppee Imam Ndao 2015 mooy atum jihadiste yi bokk na ci li nga xam ne déclaration boobu bokk na ci li nga xam ne moom teg nañ ko loxo ci tënk particulier na loolu dañ mën a jàpp di moo xam loo xam ne moo xew tey fii ci côté nit ñi également dis après tënk rapidement rek benn kàddu bu mënee nekk nit ñi ndax bari na ñu ni ñuy faral waaw ci laa doon jëm particulier par rapport ak démb tey mën nañ jàpp ne nit ñi wàññeeku nañu lool sax salle bi daan na fees waaye tey daanaka salle bi moitié salle bi sax daanaka feesul waaye am na ñoo xam ne ñu leen fa daan gis depuis début fête bi ñoom ñoo ngi ñëw ba tey activités yi tamit mën nga gis ne que vraiment ñu ñëpp ñu ngi ànd ak sérénité di déglu seen ay avocat ñu leen di plaidal mën nañu wax daal que procès bi mu ngi déroulé wu normalement particulier ñu koy jaajëfal Dissa Préra ñu dem ba Daara Jolof ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci waa kër docteur foofu rawatina ñu bootu ca syndicat boobu di SUTSAS ñoom nag weer a ngi nii ñu banque seen yoxo ci liggéey ba li ko waral ñu ne nag nguuru Sénégal ndàmpaay yi nga xamante ne nii moom la warloo ak ñoom joxu leen ko waaye tamit bëgg nañu seen i lijjaasa ñu gën ko nag jox gëdd ñu teewlu Serenela Ndione moom mooy secrétaire général bu SUTSAS foofu ci micro Modou Mbaye. ñun ñu nekk en grève depuis 4 semaines di jekkal tey suñu 4e plan d'action ci li nga xamante ni mouvement ànd gësëm avec tout le pays et tous les syndicats de la santé. li ñu war a jox mooy suñu indemnité yi régime indemnité bi ak valorisation diplôme yi santé tey diplôme amu fi njëriñ. boo fi nekkul médecin benn diplôme amu fi njëriñ diplôme boo fi am amul benn njëriñ nga nekk technicien supérieur nga nekk sage-femme nga nekk infirmier d'État nga nekk assistant infirmier nga nekk aide infirmier ak politique bi nga xamante ne dañ doon wax décentralisation amul njëriñ parce que personnel bi nga xamante ne bi ñuy wax personnel communautaire amuñu dara dañuy xëy demoon sax liggéeyal nit weer bu dee mu fay la moo gën ñoom li ñuy dund. mot d'ordre bi daara fii ñëpp ñu ngi grève à part syndicat médecin yi mën naa ne daara 95% des services sont en grève ñun chaque semaine dañuy liggéey altine ak ajjuma parce que xam nañ ne askan bi suñu askan lañ loolu lañ leen mën a dimbale mais bu doon nguur bi kese dañuy tëj bureau yi damm caabi ci ginnaaw sànni ko dem toog. ci jamono jooju moom askanu Ndiréen nekk ci commune bu Mewane ca département bu Tivaouane ñoom ñu ngay yuuxu ndax jafe-jafe ñuy jànkonteel dëkk boobee nag lépp ñetti junni ci doomu aadama ña ngay yeewoo foofu ñàkk kaarange gu tar nag la ñu fa nemmeeku ndax ñàkk courant àndut ak kaarange amuñu ndox mu sell waaye tamit mënuñoo jotee ci ay daara Cheikh Anta Diop Sey la tiira Ndiréen di ab dëkk bu nekk ci commune bu Mewane soriwul lool Ngaye Mékhé tey ci seen diggante gu yettade daanaka li leen xajaarle bariwul dëkk bi tey nee nañ ndox mi bariwul amuñu courant te it l'école bi nga xamante ne fa lay xale yi di jànge de yu ci bëri ci ay mbaar la ñuy jàngee. école baa ngi ni ñu jàkkaarlool xool ko mi ngi nii école bi amul douche ay abri la mi ngi nii ay sàkket la yoo kenn amul culture amul dara tey jii dugg ci biir la ñuy jaar élèves yi ak danse boobu oto yi ci biir la ñuy jaar sareet yi ak jaan yi yëpp ci biir école bi wax dëgg yàlla loolu tamitam danse la bu garaaw diggante courant bi ak suñu dëkk bi motu 100 mètres diggante Gouet ak Ndiréen motu 100 mètres mais nag ñun ñu ngi koy def fu ne jaar nañ fa mais mënuñoo fexe ba am li nga xam ne mooy courant
ñoom suñu kër yi amul ndox dañuy génne suñu jigéen dañoo yoonu ba sonn fu mu toll ñu ngi yenu ndox te dañoo yor ay jur yoo xam ne dañu ne ci biir kër yi ñu war di leen wëgg. askanu Ndiréen nee nañ jamono yi ñu ngi sàkku nag ci mairie bi suuf yi nga xamante ne des na de ñu bàyyi ko ak ñoom ngir ñu mën caa dëkk. bëgg a tabax kër mu ñoo am kër ndax lan ndax dëgguñu parcelles yaa ngi nii kenn dëggu ko ci Méouane lañ bokk dem nañ ci maire bi ay yoon wax nañoo ak moom dem nañ ci ba ci sous-préfet wax nañ ko ñoom ñëpp léegi nag dañuy bañ coow te booy yi jëngu nañ instant bii nii. Soxna Fall moom moo yor kàddu jigéen ñi moom gis ne dëkk bii di Ndiréen dugg bi jafe na lool yoon yu baaxul te it amuñu sax bërëb bu ñuy fajoo. pour ñu fajo il faut ñu déplacer wu pour dem à 3 kilomètres wala 4 kilomètres dem nga xam wala dem ngaay ba pare am nañ problème aussi waruwaay yoon bi baaxul. Ndiréen ak yeneen dëkk yi ko wër di Kër Saa Xayta Pëleen Sancu Buuna ba Touba Fall Mboxeer def nañu say ngir nag seen jafe-jafe yi nga xamante ni am nañu ko ci seen ab gox ñu mën cee taxaw àgg ak kilifa yi ngir ñu jàppale leen ci. yeneen i jafe-jafe ca diwaanu Tambacounda ca département ba ñu bari ci askan wa ñàkkoon nañu courant lu ko waral nag cellule 2 ba muy centrale cellule 2 ba nag moo daal di tàkk googe nag moo indil askan waaye jafe-jafe waaye ki nga xamante ne nag moom mooy chef centrale bu électrique bu Sénélec foofee ca Tamba ma ngay dalal xel yi nee na xëy na daal ci àjjuma ji kon lépp dana daal di sotti mu mel ni kon ñu ngay liggéey rek ngir askan wa mën a jotaat ci courant mu saw marge timis jamono jooju nga xam ne askan wi ñu ngi waajal ndogu ci boobu nag la cellule numéro 2 bi nekk ci centrale électrique bu Sénélec daal di tàkk boobu nag daal di indi benn coupure générale dëkk bi yëpp daal di lëndëm crise lu toll ci genn wàllu waxtu ñu daal di nag fexe ba lenn ci départ yi ñu daal di koy réalimenter lenn ci quartier yu demee ni Liberté ak li ko wër daal di am courant waaye nag extension yu demee ni yu jëm ci Kotiari Bala Missira ak commune bu Koussanar yooyu ak leneen ci quartier yi nekk ci Tambacounda am na ci yoo xam ni dafa lëndëm crise un bruit quoi Sénélec dafa jël ñaari cellule pour que léegi courant bi di jaar ci ñaari voie su voie bi fàttee beneen voie bi ñëw bi mu amee jafe-jafe nag ñun ñëw nañu fay ko bi ñu ko fayee ba pare la ñu xool càmbar ni kat léegi li fi yàq dinañu tere ñu mën a jox ñëpp courant waaye lu bon bi nga xam ne nii mooy cellule bu baax bi mën nañ ko jël utiliser ko génn fa 4 mégas Tamba tey soxla na ay 6 mégas mu ne am nañ yaakaar yemb na suba incha allah bu ñu xëyee ci loolu ñu jublu gis nga tey bu ñu ko mënoon def nii ci guddi gi dañuy fanaan def ko waaye bu ñu ko bëggee def ci guddi gi maanaam kon kenn du am courant fajar ñun ñu ngi fii bu soobee yàlla ñëpp ñu ngi fii damay jéggalu parce que jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaye ñu ngi jéggalu ci population bi bu baax a baax ñu defaraat lépp jaar yoon. lu ñu mën a jàpp mooy ci jamono ji ak tàngoor bi ak koor gi askan wi li ñuy ittewoo ci wàllum courant dafay bëri waaye Sénélec Tamba ñu ni def nañu seen kéemtalaayal kàttan jël ay matukaay ba wattandiku lépp lu jëm ci wàllum ay coupure rawatina ay coupure générale. ñu delsi fii ci Ndakaaru yegg rek ba Dalifort wax nag ci wàllu politique APR nag ñu ngay wéy di fantasiro seen biir rawatina ak foofu muy ñu ëpp nag ci ndawu parti ba ak seen coordonnatrice communale juboo nag amul ci seen biir ndax ndaw ña ñooñu nga xamante ni sax dañoo duppee seen bopp APR Dalifort debout ñoom nag kookee di awaña moom rek la ñu joxañ baaraam nee nañ nag financement ya da caa teg loxo waaye ndey mbilli gi moom weddina ba set wecc ci la muy sàkku ci ndaw ñi rek mooy ñu joxante loxo ndax ñoom ñëpp ndamal Macky Sall moo leen tax a jóg dañ ci ànd ak Salif Sow. APR Dalifort debout mu ngi kaas ñi nga xamante ni ñoom ñoo ca nekk dañoo mer ba futu ndaxte nee ñu seen parti bi nga xamante ni mooy APR ki ko yore fii lu ko neex lay def. li gën a yëngal seen xol mooy financement yi nga xamante ni nee ñu dañ koy dégg rek mënuñoo fexe ba teg ci gët wala sax am ci lu leen leer. Dalifort dafa nekk commune bi nga xamante ni tey jii APR mën naa ne daf cee am jafe-jafe yu méttee métti parce que financement Moustapha Diop jaar na fi moom ci jëmmi boppam taxaw na wax ne financement yooyu noonu matut da koy delloo gisaatuñ ci France daal di xëddee nday sali financement yi mu dugal tamit ci département de Pikine commune Dalifort gisuñu financement mënatuñoo liggéey ak awaña ñu xam ne toog du fu la dem wax ak askan wi ndax bu ñu toogee it tamit am na ñi nga xamante ni jotoon nañ di dem ci yeneen parti yi parce que dañoo mere ki nga xamante ni moo fi nekk muy awaña tey ji Dalifort gëmuñu awaña. ki jiite APR ci diwaanu Dalifort moom mu ngay woo xale yële ci dal ndaxte nee na li nga xamante ni lañ nekk ni di def di bëgg xuloo ci seen biir amul benn njariñ. dama jàpp ne sama commune problème amu fi di doon ànd avec conviction ba léegi ñu ngi ànd di def
autour de l'essentiel mooy li ñu jóge nii parce que defe naa ne man maa njabootee képp ko xam ne nekk nga Dalifort di jàppale président de la République parce que maa fi coordinatrice ñooñu samay njaboot lañu li may wax rek mooy liggéeyal Macky Sall ci Dalifort liggéeyal Macky Sall ci département Pikine yaatu na kon nañu moytu coow li parce que coow li nekkul li nga xam ne moom le président de la République bëgg. moom député bi da doon jëppale ay jigéen yu nekk ci commune am ngir ñu am li nga xamante ni mooy financement moom mi nga xamante ni moo jiite bépp soxna bu nekk APR te nekk ci diwaanu Pikine bi la mooy ñetteel bi la yoon muy xaatim la ñuy woowee convention maanaam ngir yombal financement waaye soxna yi nekkee Dalifort képp ñoo ko amagum seen nupp lim wala boog koppar yi nga xamante ni jot nañ koo jot soxna yi nekk Dalifort toll na ci daanaka 150 millions ci sunu xaalis. ngook ñuy waajal li nga xamante ne rek moom mooy pèlerinage bu Popenguine ren nag war a nekk téeméer ak fanweereelu yoon ñu di ko màggal ñu koy waajal bu baax a baax ñu ne sax jullikaay bu yees boobu nga xamante ne nag war nañu ko tabax tër nañu ba noppi fa ñu koy def fukki junni ak benn ci place dana ko toll liggéey ba dana door du yàgg waaye fukki weer ak ñaar tamit lañu ko fas yéene liggéey li bees nag ren ca Popenguine mooy lépp luy sàngara dañu koy tere jaay foofee ca Popenguine. Habib Faye. ci wàccaayu pèlerinage marial bu Popenguine atum ren gi di téeméer ak fanweer bile yoon comité d'organisation bi ñoom la ñu fas yéene dalal ci ay marcheurs toll na ci 17 675 ci lu bees la nga xam ne tëral nañu ko mooy aaye lii di njaayum sàngara si foofee nga xamante nit mooy ci cuppaan. am na lu bees ci pèlerinage mu di badge yi ku nekk war a sol badge ndax ñu ràññee la ni pèlerin ndax nga wone ne ci nga bokk badge boobu di ñu may itam ñu mën a natt ñaata pèlerin la ñu am Popenguine que des interdictions. atum ren gi nag dafa am ay dogal yoo xam ne jël nañ ko ñeel tamit la nga xam ne moo di nuisance sonore yi ak lii di njaayum sàngara si foofee nga xam ne moo ci diwaanu Popenguine. ci li ñeel wàllum yeesalaat lii di cité religieuse yi benn sanctuaire bu yees daañu ko tabax foofee ci diirug fukki weer ak ñaar. Le nouveau sanctuaire qui va impacter bien sûr l'organisation du pèlerinage. Sanctuaire bu bees bi nga xam ne fas yéene nañ koo tabax nag dina am ci lu toll ci juróom fukk ak benn place dina am ci lu toll ci juróom fukki junni ak benn place. loole dana doon li gën ci ñun waaye daañu door liggéey bi ci weeru mois de juillet kii te boo seetee sax liggéey yooyee diir gi rek toll na ci fukki weer ak ñaar. waaye pèlerinage atum ren gi ci juróomi fànn lañ ko fas yéenee def. njëkk a setal sa xol ci confession teg ci jàng mees teg ci ñaan Mariama ci saplet teg ci sukk adorer Saint-Sacrement teg ci jama santé ak say morom. dana am ci diirub ñeent fan dooree ko ci gaaw gi pèlerinage marial bu Popenguine di xaarandi ay téeméeri junni marcheur. ñu koy waajal bu baax a baax boobeek pèlerinage xët yu njëkk yu yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf étudiants yi yóbbu nañu Fallou Sène ba ca këram gu mujj l'observateur nañu teg ci delloo ko njukkeelam lu mujj ci hôpital Henri Locquet bu Njaareem fa la ñu ko jële ànd ak mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi yóbbu ko ba ci armée yi bàq ya foofee fa la ñu denc Mohamed Fallilou Sène ci naqaru rëy tiisu mag ak xol yu jeex ci la ñu ko jébbale boromam enquête dina kay nañu suul nañu Fallou Sène démb ci armée yi bàq ya Vox Populi nañu bi ñu koy rob démb moom étudiant bi daanu woon ci université bu Ndar yii ñoo gënoon a fës ca rob ba awtis ay ronkañ ak mer mbooloo mu bari nag ñoo teewoon rob ba ñu demee ba yegg ci armée yi bàq ya war koo denc yéenekaay bi nañu fa la xol ya gën a tooyee lu jëm ci mbiri Fallou Sène mi ñu fetaloon mu faatu ca université bu Ndar journal Source A nee nañu ni mu yëngale woon université yi ci réew mi jaxase réew mi mbir ya ma ngay dal ndànk-ndànk ba mu des xëy na ca Kolda ne foofee moom étudiants yi ñoo ngi ko ca nekk rek jël buum bi yeew ca boy ba nee nañu ala acc du ñu bàyyi du ñu deltu gannaaw defonte ba fu mu yam neex ministre enseignement supérieur di Mary Teuw Niane yéenekaay bii di Source A xamal nañu ne tey jii dana conférence de presse ngir wax ci mbir yi keneen ko wax
wax lu mu xam ci mbir yi moo di Mor Ngom ministre conseiller ca présidence de la république Mor Ngom maire bu Ndangalma moom monsieur le ministre monsieur le maire di Mor Ngom mi ngi xamal waa direct info ne faute am na kon faaw président de la république dafay jël ay matuwaayam maanaam ay responsabilité Mor Ngom tegal ñu ci ne coowal bourse étudiants yi dëkkee yëngal réew mi mbir la moo xam ne des ko war a lijjanti mu féete boor Le Quotidien mel na ku naan ko du gaaw de ndax mai 1968 ba mai 2018 même wax ji même coow li même histoire yi Boubacar Soxna ne woon jiital syndicat ci jamonoy mai 68 ne journaliste yu quotidien yi ni alkaati yi doon duggee ci université ba ak ni ñu doon salfaañee Francis université yi ngir xeexoon ko mu andi woon grève bi li andi woon coowal bërki démbuli ba ñu fetal ca fàllu seen mu faatu mu di mbiru bourse yi la Sénégal nee nañu état bu Sénégal raxasu na ca ba set wecc jël na lépp sëf ko waa Ecobank mu di banque bi yore payum bourse étudiants yi nee na retard gi am ci bourse yi ci Ecobank la jóge ñu jóge ci coow loolee te xooli leneen coow lu yàgg ne cobbay ci réew mi mu di la yob ñoom Imam Alioune Badara Ndaw ak ñi ñu ko jàppandooloon di leen toppe mbiri terrorisme ak lu koy dooleel enquête dina kay ni ñu démbit ñoo nga woon ca la yob léegi li avocat yu Imam Alioune Badara Ndaw yu bëgg moo di Imam Ndaw ñu bàyyi ko mu dem ñu acquitté ko maître Mamadou Gueye bokk ci avocat yu défense yi ne ñu ci xët mu njëkk enquête dina kay moom mbir yi gisu ci affaire terrorisme li mu gën a gis moo di ay nit yu xobe ci seen diine am na ci koo xam ne moom mu di Abou Hakim ay avocat nee nañu àndul ak xelam sàkku nañu sax ci tribunal bi mu boole kook ñiy faji dof ñu xool wàllu wér géramam càmbar ko ba xam lu ca nekk Sud Quotidien nañu ca la yow ba gaañaa nga ca plaidoirie yi mu di Imam Alioune Ndaw ak compagnie seeni avocat seetal nañu leen ba ñu set wecc weexal leen ba ñu weex tàll ci mbir mi Rewmi Quotidien ne ko yamuñu ca nem mboolem lu procureur bi tëraloon keroog ci réquisitoire am avocat yi teggi nañu ko ba mu set wecc Les Échos nañu teg ci dal ko bu baax a baax moom procureur bi ndax maître Ababacar Cissé ma ngi koy wax démb ca tribunal ba ne ko fii bu dee am na kuñ fi war a toppee tuumay apologie terrorisme yow procureur bi la war a doon ki wax loolu procureur bi Les Échos nañu moo di maître Ababacar Cissé meneen mu xëy saf-sàpp ci yéenekaay yi moo di Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu football bu Sénégal L'Observateur nañu ñaar fukki gaynde ak ñett yi Aliou Cissé war a yóbbu ca coupe du monde bay am ci Russie xam nañu leen ngóor sii di Aliou Cissé siiwal na leen démb la ca journal bi njëkk a jukki moo di ñii ñoom bokkuñu ci mu di Papi Djila Bodji di Pape Ndiaye Souaré di Baye Oumar Niass ak Santi Ngom ñoom Henri Saivet ñoom Fallou Diagne ñoom Famara Diédhiou ñoom Adama Mbeng L'Observateur nañu ñoom kenn waxaalewu leen Soleil national nañu continuité mu di sax ci li fi nekkoon ci noonee la Aliou Cissé tabaxee ab listam Record nañu Karambooj Aliou Cissé woowaat na ko Djila Bodji mu zappe ko Walfadjri nañu Aliou Cissé que listam bii mu jàmb tegal ñu tey na am xel Stades yéenekaay ni ñu jàngat bi ñu am ci listub Aliou Cissé bi moo di défense bi la gën a faratal ndax ci ñaar fukki football kat ak ñett yi mu woo fukk yaak ñaar yëpp ay défense kat lañu journal Source A nañu Aliou Cissé ay niti boppam la gàddu jëm ak ñoom Russie gàddu leen sunu lambu ñu dem ci lambu ji mbër mii di Malal Ndiaye wax na fa lu doy waar Malal Ndiaye nee na ñoom mbër yi bu ñu leen amalee reliquat bu ñu koy jëli sec bi ci turu Alioune Sarr njiital CNC ca la ñu koy def lu ñu def Aminata Angélique Manga wala lu mu def ba dootu demati ca ndajam conseil des ministres Libération nañu looloo jaaxal ñëpp ne moom ndaw si Aminata Angélique Manga ministre microfinance ak économie solidaire ba mu gëjee teg tànkam ci réunion conseil des ministres yàgg na àllarba ji moo ci mujj kenn gisu ko fa moom ndaw si la ko tee ñëwit yéenekaay bi nañu kenn tanewu la ci. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi sant nañ leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bi mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen ju tay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci